sax nit nekk ci pouvoir ba pare di wax loo xamante ne day dem ba ci biir du ko def dafa na président de la république Macky Sall exemple la bu achevé ci. lu bëri jëlee naa ko ci Ousmane Sonko lu bëri jàngee naa ko ci Ousmane Sonko lu bëri Ousmane Sonko moo ma ci tàggat mu doon koo xamante ne balaa nga koy mën a natt ci dimension situation bu ñu nekk nii taxaw nga wéet ba xëy na sa xel sax ci ni ngay jàngatee événement bi par manque d'information nga mën a am jiixi jaaxal nga toogaat ak moom nga mën a xam ne waa ji fi nga ko bàyyi woon noo dem nu mu yàgg ak nu mu sori boo demee fekkaat ko mu sooklewu sur les mêmes principes directeurs et sur les mêmes valeurs cardinales yi nga xamante ne ñoo nekk le moteur de son engagement politique lu bëre jàngee naa ko ci Ousmane Sonko. ndongo buy topp sëriñam war naa def ndànk de ndax sëriñ bi lu mu la jàngal dina am benn xadis bu mu téye dul joxu la ko moo tax ñu war a def ndànk torop allahu akbar. lii raam ci nii fu muy dem jàmm amu fa de jàmm amu fa te alerte bi nag ñun ñaa ngi alerte mais tu as l'impression que suñu gouvernement yi seen yoon nekku ci. Diomaye selon toi lan mooy définition un traître. traître mooy ki nga amal confiance rek moo mën a abuser de ta confiance. kon malgré tout ça un traître. un traître reste un traître. lii du IA du montage du dara lii moom mi Diomaye moo ko génne ci laaminam Moustapha Diop ku wax lii. d'accord traître alors Diomaye moo ko wax. léegi on verra ba xam moom mi Diomaye traître la wala du traître comme que da koy bañ te moom moo waxoon lii léegi nañ dem xool ñun bu ñu ànd ak yow di ko campagne daan wër fu nekk daan jàmmaaroog ki nga xamante ne moom nga jël doo ko biir pare dem jàmmaaroog moom mu rey suñuy morom rey suñu pap lu ne Diomaye lii nga ñu dëggoon lii nga waxtaanoon ak ñun. di ngeen di dégg ñuy wax ne Bassirou Diomaye Faye candidature am danger la pour le Sénégal sàcc bu sàccee borom yàq di ñëw même bu dee ay nagam lay dàq ji sax moom day jàpp ne danger la parce que xam nga lu mu def. nekkuma danger ci Sénégal du ma mos a nekk danger ci Sénégal waaye ku taxaw ci sàcc alalu Sénégal ba tax ndool di fi gën a sax xale yi di dee ci géej gi tali yi baaxul defuñu fay usine maire yi mënuñu fonctionner njaboot gi am jafe-jafe njàng mi baaxul ku feebar doo faju kooku danger lay nekk ci yow ba ilaa yow mi diini. Sénégal dafa am lu mu ñu jaral te luñ ci def rek xam leen ne tàmbalee guñu sax ci lu mu ñu jaral pour Sénégal baax ndax dañoo xar suñu tànk tubéy ne lu mu leen jaral pour ñu yàq Sénégal rek dinañ def lu ko ëpp pour Sénégal baax. Ce pays mérite d'avancer. La jeunesse de ce pays mérite de s'épanouir et elle s'épanouira. Le 24 mars inchallah Sénégal dina jël beneen air. wallahi lazim dina jël beneen air. te mu jeex kan ngeen di tànn kan ngeen di tànn ku leen tànn ku ngeen di tànn ku leen doy ku setti loxo ku dàq sàcc yi. réew mi bu ngeen ma ko joxee set wicc lay def dina set wicc càcc mi dina fi jeex luubar gi dina fi jeex kon ñun ñoo ko war a bale mu set mooy bale bii ngeen di gis. lépp loo xam ne président Diomaye dige woon na ko yor bale ba toog na ci bu yàgg la ci toog. y a rien à faire contre la traîtrise. y a pas d'assurance sécurité contre la traîtrise amul. ba dajeeg traître traître mooy ki nga amal confiance rek moo mën a abuser de ta confiance. na Sénégalais yi xool ñi lay wax ak yéen seen waxu démb ak seen waxu tey est-ce que méngoo na pour comme ça ngeen mën a xam ñoom li ñu leen di jaay ndax li ngeen mën a jënd la ci kaddu góor wala déet. voilà def naa ne gis ngeen moom ndeysaan la moo tax mu neex a vaar moom ñun ñoo ko yar ñun xale yii ne barki Serigne Touba Mbacke fu mu yegg
Pem Sonko moo ni mooma ñu dem dooleel ko teg ko biir palais comme moom mii nii ñun xale yii nii suñu morom suñuy papa ñëpp moom mi mun ñoo jaay lu ñuy saf wër na Rasulullah mënul def lu ñuy saf lu ne mu ngi koy def pour avec ñu faale wuñ ko dàq ay DG li mu sa Pem Sonko lu ne mu def ko ñu ni tekk di xaar 2029 mu yee saa bi mu laal fii ne di jël Macky Sall dugur ko bii gal seen quoi xoolee daara li ma wax démb nee naa bu leen mënee décembre incha allahu rabbi Diomaye yow Macky Sall opposition bi yëpp da ngeen takko ngeen def benn say contre Pem Sonko kase wër na yàlla mu dóoral ba ngeen tëdd yéen li ma ci gën a jaaxal Diomaye li wax ji yaay waxoon ne dañuy yee ñun jeunesse bi. Il faut que sénégalais yi yeewu te exiger que seen aspiration au développement socio-économique ñu porter ko by force ñu porter ko par la force loolu dafay laaj surveillance boo xamante ne bu ñu gisee loo xamante ne nit ñaa ngi koy wax ñu càmbar ko saytu ko bu leeree seen bët lu ñu war a def ñu def ko. Allahu akbar. Diomaye yow comme que yow ancien régime bu fi nekkoon lu ne yàq nga fi Macky Sall lu ne daan wax moom nekk président pare bëgg a jiite parti wax lu ne wax nga ko fi lu ne wax nga ko fi léegi yow nee nga dañuy yee quoi yow xaw ma porte nga bàyyi force xaw ma yow yaa ni woon la nga waxoon ci déclaration patrimoniale la nga ci waxoon Diomaye lan nga ci waxoon. signifie que nit ñi soxla nañu xam président ñaata la am ak buy génn ñaata la am pour ñu xam ci diggante bu mu yoree lan la def. lan la fi yokk. mais li nit ñi gën a soxla mooy ñi yoroon des emplois et des fonctions publiques toog nag ba bëgg a jël réew mi mais ñun kay ñooñu soxla nañu xam balaa ñuy dugg lan la ñu am. ñu xam ndax emploi public war na leen mën a jox. non c'est constitutionnalisé. mais ce serait donc man suñ ma falee dañ may fal sous l'empire d'une constitution boo xamante ne daf may jox des pouvoirs yoo xamante ne ils sont exorbitants. Je le dénonce avant d'être élu. Quand je serai élu, je ne changerai pas de discours. Maintenant lan moo tax sax au contraire ma defoon le poste de vice-président parce que dama jàpp ne que président de la République dafa war a décharger d'une bonne partie de ses charges mais jox ko à une autre personnalité forte au sein de l'exécutif. amoon nañ fa président boo xamante ne ci Mali manifestant yi dañ ko dem fekk ci bureau ñuus ko ba muy xool benn place ñu bàyyi ko mu dem wàcc na bu keneen ñëwaat ak ñu defaat noonu bu yàggee kuy ñëw di nga xam ne lii daloon na fi Yaya Sanogo lii dal na fi Ibrahima Boubacar. ñun nag duñ ñëw naan lay dañ lay fekk pale yooyu yëpp duñ ci fekk ndax ñun lu fi amoon dootu fi amaat dañ fi nekk di génn di xeex dara dañuy noppal suñu bopp dañ naan tekk dañoo mature léegi kenn duñu provoqué 2029 incha allah rabbi dañuy humilier devant tout le monde déjà nii rek yaa ngi yàq sa der yaa ngi humilier sa bopp ñëpp monde bi yëpp lan la ñuy wax buñ ne traité rek seen xel ci kan lay njëkk a dem ndax xamul tax Sonko ak Diomaye bi fam yegg dafa sori woon Sénégal tàngoon na fi xeex yi am fi mondial ñëpp xam ni Sénégal am na la fa xew comprends nga ñu lépp di xew lépp monde bi yëpp di gis lii xew Sonko baare nañ ko mu ni yow ñëpp a gis geste boobu noonu monde bi yëpp di si wax kon yow boo bëggee jékki-jékki ne da ngay jàmpaak ginnaaw kii ni moom Sonko yow monde entier dañuy xam ne yow du war kan nga looloo ci gën a garaaw ba pare lii ni wax ji nii nga wax ay carrière parti yaa ko waxoon jëm ci Macky Sall dinaa ñëw ci martyr yi foofu dama koy tëjee mais wax ji nii nga waxoon ba laalaale ci Macky Sall. boo nekkee institution rang institution yooyu doyu la ngay wàcce di suufal sa bopp di nekk un président de parti politique nekk ci clivage yooyu mais yenn saa yi sa warma buñ ko xottee nga xam ne yow yaa ko njëkk a xotti boo jiitee parti politique yàlla def la njiitum réew looy doyati parti politique. donc yàlla mënu la defar loolu ba pare suturaal la gi sa njaboot nga yab ko yabeel gu toll ni ngay xalaat nit nee la signé naa décret génnal fi nga nekkoon dootoo fa liggéey kooku moo yor sa war ba yow li nga war a bañ ci réew mi pour que liberté bi nga am am dara lu ko gàllankoor ci gannaaw
non su ma defee loolu dignité sax awma ko en tant que nit. Merci. Preuve de fine stratégie kuy xool un fin stratège politique kuy xool un génie politique bul wër fu sori waaxul ba ci président Ousmane Sonko nga jàpp ko. Il a su faire preuve d'élévation personnelle, de mettre le Sénégal au-dessus de tous et au-dessus de tout. te loolu moo tax tey projet bi am candidat loolu moo waral tey ñu teew fii tey yëpp. instant yi nii rôle bu lu mu amee nii xam lan moo ko may sa stature nga bëgg ko nag nga bañ ko eh bien voilà celui qui élit une liste de titulaires de députés nga bëgg ko nga bañ ko voilà quelqu'un qui dit dem leen falke en 10 jours ñu génn battre campagne ñëpp a dégg ko mais loolu même su ma ci bëggoon tëj sama bët sax su ma ci tëjee sama bët sama xel di ko gis. yàgg nañ dégg sax nit nekk ci pouvoir ba pare di wax loo xamante ne day dem ba ci biir du ko def te dafa na président de la république Macky Sall exemple la bu achevé ci tout le temps wax ñu loo xamante ne bu ñu demee ba ci càppaandaw ga rek mu def lu wuuteeg li nga xamante ne moom la waxoon bañ a sàmmoon teg kàddu mais non seulement loolu day andi gàllankoor parce que tey président de la république di chef de parti politique saa yu waxee yenn saa yi doo xam président de la république moo wax wala doo xam président de parti politique bu moo wax. bu ñu amee conc bu rëy bu leen di tegal dossier di leen ko tegal ci suufu conc bi di leen ko tegal rek mosuñoo yërëm askan wi. nan lay demee réew mi bu ngeen ma ko joxee 7-8 lay def dina 7-8 càcc mi dina fi jeex luubal gi dina fi jeex lii réew mi nekkee 12 ans ngi nii mënul continuer. Covid 19 ñu sàcc lu xew ñu sàcc loolu dafay jeex. loolu nag moo tax suñu candidature am solo parce que c'est une candidature de rupture. def naa ne gis ngeen li nga xamante ne moom la wax léegi ca commencement vidéo ba rek la ma waxoon moom moo doon un traître reste un traître léegi yow Diomaye xam laa bëgg xam yow gis nga li nga doon wax naan Macky Sall mooy dossier yu ñu doon naan Macky Sall da cee teg concom comprendre nga léegi dossier yooyu fa la mujj sa bale bii nii nga bëggoon jël bale ko gaay comme que yow léegi nag bale ko da nga cee mujjee toog. yow Macky Sall sax daa jëloon dossier teg ci mais da ngaa jël bale bi nga war a jëlee kii nga jël ko bool ko ak dossier nga toog si yooyu Diomaye ndax yow lépp loo waxoon génnaat nga si barki fi li ma teg nii yëpp loolu nga fi waxoon mais Diomaye lii yëpp da nga ci génnaat ba si wicc yow Diomaye lan nga waxoon waxoon ko ba pare nekk si ba léegi amul sa diggante yàlla yow vidéo bii nii ma def nii sañ nga koo teg sa famille toog sa ñaari jabar toog ñaari daam yëpp toog say doom toog nga teg vidéo bi fële sa écran plat ngeen toog nii ngeen seetaan vidéo ba mu jeex ba pare nga sigg xool say njaboot yow sañ nga koo def yenn yii dara da koo jaru ci àdduna xoolal ma lii rek te projet bi yow daa nekk lii c'est du sérieux ay bakkan ñu ci rot nga bëgg ko jël di ko saaxee nii yow ay bakkan ngay foowee nii parce que Serigne Touba ay bakkan te moom xam na ko moom lépp lu dafa xam na ko ndax lii moo ko daan wax mën nañoo ba fii bëgg kaa fàtte c'est impossible xool la vidéo wax Macky Sall yëpp yow nee nga ñi fi nekkoon ñoom mosu ñu yërëm askan bi xam nga ne ay càcc gu métti lañ fi nekkee woon lu bala alal réew mi yaa ko wax sa lamin yow ñun ba léegi xamaguñ ñu rey xamagu leen ñu sàcc xamaguñu ba pare nga jëloon ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di sàcc ak di rey nga jël leen indi leen ci biir pare bi di leen accueillir ba pare boole leen ci sa bopp créer sa parti dugal leen fa ñoom ñëw di la soutenir la yow lii yow lan nga warkat nga wala doo warkat c'est à toi de répondre yow yaay répondre yow mii yaay répondre warkat nga war a doo warkat question laa la posé ba xam yow ban nga si de toute façon yow sax loo mu waxate sax du ma gëm ndax la nga waxoon ca Madiambal Diagne rek laay jàpp. bu ñu waajoon juma sax Madiambal Diagne ne lu tax demu leen julli ji juma vendredi boobu dañ koy fomm. te fomm ko la yoon oui parce que il ne nous veut pas du bien wax na ko assumé na ko il ne nous aime pas. mais il s'assume. oui moo gis nga ku mel noonu nag problème non ku mel noonu nag lu mu la wax ko rek bu ko wax. nga nag wax ji nga waxoon raison yi nga xamante ne moo taxoon nga waxoon ko jël kàddu yi jëmale ko ci Madiambal Diagne
raison yooyu noonu gis naa ko yow ba mën naa taxaw ne la yow Diomaye boo taxawoon suba nañu julli jumaa ñun la waa xam duñ dem julli jumaa comme ni nga waxee Madiambal Diagne noonu laa la koy waxee te Diomaye fii nii nag laay gën a ñëw dafa ëppal importance mooy suñu martyr yi Diomaye Allahu akbar. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Fokk ñu nangu ne mënuñoo nekk di jéem a leeral loo xamante ne xew na fi juróom ñett fukki at ci gannaaw ba pare fàtte li nga xamante ne barke Dembo Njaay la xew biir Sénégal diggante mars 2021 ak février 2024 ay bakkan yu bëri rot fii ci Sénégal ni ñu amalee ñi nga xamante ne ñoo nekkoon Caaroy 44 ñu boom leen juróom ñett fukki at ci gannaaw pour leeral lépp noonu la ñu amee tamit pour leeralal ñi nga xamante ne boom nañu seen mbokk seeni doom ak seeni xarit liñ ci ut nag du benn fayeeku ndax dañoo jàppalul kenn dara sax bay fayeeku waaye ñi nga xamante ne loru nañ ci dañoo soxla xam lan moo xew balaa ngay baal da ngay xam kan moo la tooñ te soxla nañu ko seen njaboot soxla nañ ko waaye tamit dafay baax képp kuy politicien kuy toogaat ci biir réew mi mu xam ne bakkanu doomu aadama du lu ñuy foowe mbokki Sénégal li ma gëm mooy askanu Sénégal askan gu yàlla teral la ndax bëri nañ ay làkk yi fa nekk bëri nañ ay waasu bëri nañ ay xeet bëri nañ ay kuréel waaye loolu dañ ci mës a tënk ko doon ci def mu doon doole ci ñun mësul nekk lu ñuy feewale loolu moo tax ba li ñuy donn noonu ci maam yi muy doole ci ñun dañ ko war a sàmm bu baax a baax sukkandiku ci nag pour liggéey loo xamante ne ku ne dinga ci gis sa bopp ba lu ci meññi rek doon li ñëpp bokk ñëpp jot ci waaye day am solo ñu bañ a fàtte mukk ko ñu doon ak fan lañ jóge yow waxuma sax décevoir gis nga ñii wallaay ku leen fëggoon démb seen bàmmeel ne leen Diomaye recevoir na ki nga xamante ne mooy Macky Sall biir Galsen accueillir ko mooy ko tamit li mu si gën a metti amu leen looleen seddu yéen moom moo nekk président de la république mooy doxal réew mi bu doxee moom la bu doxul moom la ba pare moom mooy waa APR dañu wax gars yi dañuy ñëw yéen système yi ni muy tourné wallaay ba leen ko comprendre noonu boo leen ko comprendre noonu di ngeen bàyyi man politique bii nii lii dafa salte dafa ñaaw li ku ko comprendre dëgg doo ci mën a toog mi man PM Sonko laa xamul ni ma koy def ndax moom day xeex pour Galsen bu baax que ñun jeunesse bi buñ mës a reculer dañuy avancer ba keroog ñu am li ñu bëgg ndax Galsen bu baaxee ñu ñoo ko mën a baaxal Sonko la ñuy jiital defar suñuy Galsen incha allah rabbi boo xoolee moom waa APR ñu ngi ñëw foofu noonu naan réew mi doxatul réew mi doxul Macky Sall bi nga demee ba léegi réew mi doxatul alors que ni yow Diomaye yaa mel loolu tànk waa APR ñu koy wax ndax yow yaa nekk président gars yi di la xas man kii muusul wallaay kii maa ngi ëpp xel reseex naa léegi fa laa tolloon sax affaire meurtrier yow de fi ñu jógee sax waxuma sax fàtte man yenn yi lii dafa nekk loo xamante ni wallaay vidéo gars yi ni ko yemale fii xam naa bi ñu continuer fii nar naa fee Adamo laa fi nar am barki Serigne Touba Mbacké yi rafetul da dem xool meurtrier ñu dem xool vidéo meurtrier seen tur yeeg yooyu noonu Diomaye ñii nii nga war Diomaye yow waxuma sax ñun mais da ngaa war boo war ay ñoo xamante ne ay niiw dañ ñoo xamante ni dañoo gaañ ci projet bi Diomaye nekkuñ ci suuf xeex subhanallah allah lii àq bi atanoo ko lii bu këpp sa kaw wallahi yow de ëllëg yow ma xii am billahi bis boo duggee biir aljana damay taxaw di baara mbay gars yi na mu seetaan vidéo turi matri ñu xool ñu fàttaliku tuuti
vidéo bi bëgg naa ñu partager ko ba mu yegg fu ne li na wër àdduna ñu xam instant bii nii l'actuel président lan la nekk di def ak lan la waxoon ak nim ci génnaatee ba ñëpp xam kii mooy kan. Cheikhouna Ndiaye 22 ans région de Dakar. Papa Sidi Mbaye 20 ans région de Dakar. Alassane Bari 17 ans région de Dakar. Mansour Thiam Dakar. Famara Goudiaby 19 ans région de Ziguinchor. Sadio Camara 18 ans région de Kolda. Moussa Dramé 35 ans région de Dakar. Massiré Gueye 15 ans région de Dakar. Cheikh Wade 32 ans région de Dakar. Bounama Silla Sagna 14 ans région de Ziguinchor. Chérif Abdoulaye Mané 19 ans région de Ziguinchor. Idrissa Goudiaby 43 ans région de Ziguinchor. Alexis Abdallah Diatta 28 ans région de Ziguinchor. Goré Diop 27 ans région de Dakar. Mamadou Korkaba 22 ans région de Ziguinchor. Adji Diallo 16 ans région de Dakar. Assimi Diédhiou région de Ziguinchor. Ismaïla Pandos Diédhiou région de Ziguinchor. Pape Amadou Keïta 16 ans région de Dakar. Aliou Bodian 37 ans région de Kolda. Baye Fallou Sène 17 ans région de Dakar. Séni Koli 26 ans région de Dakar. Khadim Ba 21 ans région de Dakar. Mor Nguer Ndiaye 22 ans région de Dakar. Mohamed Silla 19 ans région de Dakar. Babacar Samba 20 ans région de Dakar. Omar Sarr région de Ziguinchor. Sidia Diatta 32 ans région de Ziguinchor. El Hadj Mamadou Cissé 26 ans région de Dakar. Tamsir Cissé région de Dakar. Mamadou Moustapha Gueye 44 ans région de Dakar. Bakary Diémé 27 ans région de Dakar. Serigne Fallou Sall 17 ans région de Dakar. Malang Mané région de Dakar. Lassana Diarisso 21 ans région de Dakar. Bassirou Sarr 31 ans région de Dakar. Ismaïla Traoré 28 ans région de Dakar. Ibrahima Drago 24 ans région de Dakar. Mamadou Ndoye 53 ans région de Dakar. Ousmane Badio 17 ans région de Ziguinchor. Souleymane Sano 25 ans région de Ziguinchor. Modou Bey 25 ans région de Ziguinchor. Doudou Diène 34 ans région de Dakar. Abdoulaye Kamara Di Baba Kane 38 ans région de Dakar. Mohamedou Arouna Tall 44 ans région de Ziguinchor. Ousmane Dia 26 ans région de Thiès. Modou Kanté 24 ans région de Ziguinchor. Baraba 25 ans région de Dakar. Mamadou Saliou Diallo 43 ans région de Kolda. Moustapha Badji 40 ans région de Ziguinchor. Thierno Dahaba 21 ans région de Ziguinchor. Alpha Yoro Tunkara 22 ans région de Saint-Louis. Landing Camara Di Diédhiou 17 ans région de Ziguinchor. Prosper Clédor Senghor 22 ans région de Saint-Louis. Modou Gueye 23 ans région de Dakar. Beytir Fall Di El Hadj Fall 50 ans région de Dakar. Pour ne citer que cela parmi les tant de victimes. Sans oublier aussi Fulbert Sambou, Didier Badji, François Mancabou et même ceux qu'on appelle les victimes du bus de Yarakh. Fatoumata Bintou Diallo 21 ans, de même que Oumou Kalsoum Diallo 7 ans. Merci beaucoup.